Les crises, les bouleversements et la maladie ne surgissent pas par hasard. Ils nous servent d'indicateurs pour rectifier une trajectoire, explorer de nouvelles orientations, expérimenter un autre chemin de vie. lépp lu ñeel wàllu jafe-jafe ak itam wopp bu dal doomu aadama bi doonul loo xamante ni hasard la du ni mel itam dina mën a tax mu xam ëllëgëm beneen yoon nan la war a doxalee fan lay teg tànkam ngir rek daal di wan a wëyal dundam bu baax a baax. Bonsoir, chers téléspectateurs de la télévision Futur Média. C'est toujours un grand plaisir lay présenter li nga xamantene moy émission alam bi nga xamné lépp lu jëm ci keew gi mom rek lañuy waxtané ak lépp lo xamné mom lañ ci wara taxawé. Plus de 200 morts fële ci Canada ñu xëy rek ñu ne ñu tàngaay gu méttee métti tubaab naan ko canicule moo yóbbu seeni bakkan. New York du jamais vu inondé. te ku ne xam na développement bi fam ak assainissement bi lu mel ne Oman nga xam ne kekk la suñuy wax désert maanaam fu wow kongu fu amul ndox ñu xëy ay taw yu doy waar yu méttee métti dekkalaat fa benn rivière wala fleuve suñ ko mënee wax dex boo xam ne nekkoon na fa am ay bakkan yu mu yóbbu ak ay kër yu bëree bëri ci yoonam mu nekk ay yu doy waar yu ñuy gis fan yi chers téléspectateurs ba ci li ñuy wax Covid ay variants mutation yi nga xam ne mooy microbe yi lu mel ne démb rek ñu dégg aussi beneen virus boo xam ne génn na fii premier cas bi ñoo ngi koy soog a jot en Afrique di créer ay hémorragie mu mel ne benn question dafa sampu changement climatique yooyu yan jeexital la am ci suñu wér-gu-yaram ndax ñun nit dafa am lu ñu laal ci kéew gi loo xam ne waruñu ko woon laal tubaab naan ndax dañoo war a taxaw laaj dañoo àgg ci point de non retour maanaam lépp lu ñu mën a teg tey comme solution yàqu-yàqu bi toll na noo xamante ne mënuñu koo dabe ma fas yéene ci waxtaan avec ñaari spécialiste ci changement climatique et santé di docteur Adama Tidjani ku ne xam ko ci wàllum recherche ci environnement lu bëri environnement dafa doon priorité ci liggéeyam ak monsieur Antoine Faye di spécialiste aussi en environnement en changement climatique yàgg fekke ay COP yàgg liggéey ci lépp lu jëm ci résilience ñu yaakaar ne désormais suñu jógee ci plateau bi lépp lu jëm ci coppikute ak lënd-lënt yi am ci àdduna bi dina leer ci suñuy bopp ne bougez surtout pas chers téléspectateurs ça démarre. Chers téléspectateurs de la télévision Futur Média, comme ni ngeen ko gisee en début d'émission muy ay images yu doy waar mais ay réalité la nante bu njëkk ba daan nga dégg tremblement de terre fii wala nga dégg volcan fële waaye soo ko déggee ci benn dëkk wala benn zone balaa nga koy déggati day yàgg image yi ngeen gis nag événement yi yu amandoo la ci continent yu bëri Afrique Asie Amérique en même temps diggante mois de juillet ak août mu yóbbu ay bakkan yu bëri ay biens yu bëri réer ci luñ doon tuddee catastrophe naturelle la mais pour introduire ma première question man damay laaj lii est-ce que catastrophe naturelle la wala catastrophe d'origine anthropique maanaam ñun nit ñoo sooke lu mel ni professeur Adama Tidjani ma nuyoo la ak question boobu. waaw d'abord maa ngi rafetlu invitation bi ci plateau bi. ñuy waxtaan mbirum réchauffement climatique ñëpp xam nañ tey jii catastrophe yu am ci monde bi ñëpp xam nañ ne réchauffement climatique moo ko indi te réchauffement climatique ñëpp xam nañ ne action anthropique de l'homme la moo tax mu am li léegi yan matuwaay nañu war a jël pour justement inverser tendance bi je pense que loolu dinañ ko waxtaanee ci biir plateau bi
mais lu mën wax ni il faut que ñu jël ay mesures yu gaaw pour mën a xeex réchauffement climatique bi pour mën a aar la planète parce que comme on dit toujours on a une seule planète bés bu disparaître ñu ñëppay disparaître. effectivement ñun ñëpp ñooy disparaître su boobaa looloo waral ñu war a sàmm alam gi bu baax a baax Antoine Faye moom tamit di spécialiste en changement climatique fekk ay COP yu bëri waxoon naa ko en début d'émission nan nga jàngate catastrophe yi nga xamante ne moo ngi yóbbu ay bakkan yu bëree bëri ci diggante juillet ak mois d'août 2021 bi. waaw Yacine maa ngi lay nuyoo maa ngi nuyoo itam suma naataango bi professeur Adam Tidjani thème bi nga indi tey thème bu ànd ak jamono la ndax kenn umpewul ne bu fekkee amoo sax télévision am nga rajo boo mënut a lire journal itam di nga dégg ñu waxe ko ci mbedd yi li fi xew ci jamono yi ñu jóge te itam ay ati at mu ngi nii di xew mais ren boo gisee dafa gën a bari loolu yëpp li ko waral mooy li ñuy wax soppeeku alam bi li ci lu bari li ci am mooy ñun ni ñuy dundee dafa am luñ ci yokk loo xam ne dafay dellu siwaat di ñu lool su ko defee waxtaan loolu dafay yomb parce que li nga mënut a gëm mooy li nga peut-être li nga gisul bu dul yàlla li nga mënut a gëm mooy li nga gisul mais lii moom dafa ne jaxrañ nekk nii ñu koy gis donc kenn waratu ci jaaxle buñ la waxee ne lii xew na fale te daaw fa woon xew war nga fexe ba xam naka nga koy méngoo ak loo xam ne yow xamoo ko woon. doomu aadama bu ne dafa am ngëm-ngëmam am référence réew mi dafa am lu ko téye muy lan muy diine li nga xam ne mooy l'islam diine beneen bi nga xamante ne mooy christianisme àdduna nag su lëmbee jaxasoo faw ñu dellu ci référence yooyu le looloo waral ma interpellé un imam Mouhamed Ali Sakho xarañ loolu ci wàllu gëstu ci diine ak abbé François lan la ci bible bi wax lan la ci alxuraan wax ci nan la ñu war a taxawoo suñu alam nañu dem teewlu élément bi. l'islam boo ci génnee environnement mu jeex. est-ce que bible bi wax na ci climat bi ak catastrophe naturelle yi nga xamante ne moom la ñuy jànkonteel tey. doomu aadama su yëgee responsabilité am ñëpp am jàmm lépp yem waaye su ko yëgul musiba am. bi wax na ci mais li ñu war a njëkk a jàpp mooy que climat maye yàlla la. responsabilité boobu nag yàlla jox doomu aadama mooy mu aaral ko taar yi mu am te jiital ko ca. taar yi nga gis yëpp amaana la ndénkaane la bu yàlla teg ci sa loxo maag yow te nee na fexe leen ba ndénkaane li ngeen wëttu ko ba bu ngeen koy delloo si ci man mu mel na ma leen ko joxe woon. inna allaha yaamurukum an tuaddu lamanati ila ahliha. boo liiree Genèse chapitre 7 di nga gis foofu ne am na benn tufaan bu mag maanaam le déluge boo xamante ne yàlla daganal na ko parce que àdduna si dafa feesoon ak baakaar ak yi tooñ. Seydina Ali dafa gaañu ñu di ko mëssaw mu ne bakkaar la bu ma def rek te yàlla baale na lu bari. Seydina Ali ak na mu toll kon yi ñuy gis yëpp suñu jëfa. boo liiree Genèse à partir du chapitre 3 bi Adama baakaar yi yàlla def ko ne désormais suuf si alku na à cause de li nga def. suuf li ci yàqu yëpp jaww ji li ci yàqu yëpp adduna bi li ci yàqu yëpp yàlla ne loxo nit la. wahara al fasadu fi l barri wal bahr bima kasabat aydi nnas moo tax li leen dal yëpp
yéen a ko def wa ma asaabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum te pourtant wa yaafu an kathir. baakaaru nit ki am na beneen dimension mu ñu mën a tuddee le péché écologique lan mooy péché écologique mooy tooñ bi nga xamante ne nit ki da koy tooñ li yàlla sàkk à travers deux choses à travers la surexploitation des ressources naturelles bi nga xamante ne gaspillage souvent nga ciy fekk et à travers aussi la pollution des grandes industries la pollution des voitures la pollution par les déchets nga xamante ne nit ñi dañ koy inhaler après ñu tomber malade tout ça ça fait partie des péchés de l'homme bi nga xamante ne Bible dénoncé na ko péché yoo xamante ne dafa am benn conséquence ci évolution naturelle bi ak ci conséquences yi nga xamante ne moom la ñuy jàngoonte te comme ay inondation ay chaleur extrême ay déforestation érosion. diine dafa tere ku yàq suuf wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. dafa war a toppatoo tellement nature bi que gars yi dañu war a dem ba considérer sax ne ça c'est une mission pour l'homme. Pape François ci encyclique am Laudato Si encyclique bu mu jagleel àddina si nga xam ne ci lañ dëkk la sauvegarde de la maison commune wax na ne climat c'est notre bien commun. diine rek moo ñu mën dimbale ba ñu mën a wëccul yàlla environnement. yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom moo xam ne bépp jullit boo xamante ni jëmbat na garab woo xam ne moo xam mala wala nit daal na ci jëfandikoo wala mu daal di ci dallu lu ni mel dañ la ko jagleel comme tuyaaba bu lay topp sa giiru dund. mu mel ne l'islam am na lu mu wax ci environnement suñu déggee imam Mohamed Ali Sakho nee na daanaka soo ci génnee alam bi dara dootu ci desati suñu déggee abbé François mu ne mayub yàlla la donc bible bi ak alxuraan bi nga xam ne ñun mooy suñu référence ñun sénégalais nga xam ne ñaari diine yooyu ñoo seq fii daanaka ñun wàccoo nañu ak ñun kay xëy na ñoo xamul li ñu war wala ñoo ko xamagul mais yaakaar nañ ne incha allah suñu teewloo émission bi lu bëree bëri dinañu pousser pour ñu dellu gëstu ci. Antoine Faye il y a 2 ans de cela fondation Galélien bi nga xamante ne moom la docteur Eva Marie Coll Seck jiite yaa doon modérateur bi mu amoon benn panel bu am solo boo xamante ne organisé woon nañ ko sous la présidence même de monsieur son excellence monsieur le président de la République monsieur Macky Sall thème bi doon changement climatique et santé muy tey thème bi nga xamante ne sax moom la ñu abordé ci émission bi ndax da ngeen joxtoon wala ngeen xalaatoon ne lii lu war a ñëw la file quelque temps. waaw man nag li ma ci mën a wax mooy dañ ma ci boole woon rek dañ ma ci boole woon ma présider benn panel boo xam ne moo nekkoon sax panel central bi mooy panel changement climatique ak santé ñu amoon ci nag ay ñu xarañ ñoo xam ne ku ci nekk ci ñoom da nga nekkoon vraiment njiit ci li ngay toppatoo li ko waraloon mooy lenn changement climatique bàyyiwul dara ci secteur économie àdduna bi yëpp secteur yi nit di yëngu yëpp changement climatique daf leen a gàllankoor d'une manière boo xam ne boo nekkee di faj benn secteur rek boo moytuwul yeneen secteurs yëpp ñooy àndandoo màbbandoo donc mu amoon ay nit ay borom xam-xam yu jógoon di def ay recherche parce que dafa am ay feebar yu commencé woon di feeñ yoo xam ne kenn gisu ko woon kenn calculé ko woon ñu commencé di def seen gëstu pour mun a xam est-ce que lii ñuy jànkontoo nii muy changement climatique bi est-ce que mun nañ ko lëkkaloo ak feebar yooyu te ci dëgg-dëgg bi nga xamee ne dawal nañu panel bi ci li fa génn ci waxtaan bu ñu référé wu ci borom xam-xam yooyu lépp li ñu boole càmbar ko indi ko pour nit yi gis ko fexe nañu ba trouver lien bi am ci ay feebar yoo xam ne kenn mënatul weddi ne feebar yooyu daanaka lii ñuy wax changement climatique maanaam xëj na mbënd bi taw boo xam ne bu daanoo ni muy daanoo amul àpp mu indi ay mbënd yooyu am na leneen loo xam ne mun na ci génn ci feebar. dëgg la sax
am na benn élément benn archive boo xam nga ne jot nga ko partagé ak ñun am na tuuti loo xam ne jël nañ ko ci professeur Nafissatou Touré mu am lu am solo loo xam ne jàngat na ko ci changement climatique ak santé mën nañu dem seetaani élément bi c'est avec la voix de Fatou Kiné Deme. coppiteg jaww ji nag dafa am jeexital bu metti ci wér-gu-yaram doomu aadama su ma jëlee rek lu mel ni température yi nga xamante ni mi ngi gën di yéeg te nag doxalinu doomu aadama yi seen nekkin di ko sabab lu ci mel ni saxaar si tukkee ci jaww ji di dooleel nii ci xale ba ñu leen xoolee jàngoro yu mel nii lañu am te loolu dafay yokk at mu ne ñu xalaat nag ni kéew mii nag am na ci solo bu baax a baax ñu toll ci jamono joo xamante ne jàppal ma jàpp la ku ci ne dangaa war a dugal sa loxo ci xeex bi. Antoine Faye bi nga reprendre la parole da nga ne da nga tiit da nga jaaxle ana lan moo waral tiitaange bi ak jaaxle boobu la. bi mu paree man dama jël micro bi comme man maa doon modéré ma ne man de tiit naa li ma tiitaloon mooy d'abord nombre bi mu joxe comme quoi moom la ñuy recevoir ci at bi ci feebaru poumon ba pare mu wax ne lu nit yi xamul nee na poumon mooy maanaam cër bi nga xam ne moo gën a exposé ci nit te pourtant ci biir nit la nekk mais moom fesal na ne cër boobu lii dal nit yëpp ci moom lay njëkk a jaare mu ne da ngeen di wax affaire sa der ak yooyu mu ne der exposé wul poumon moo exposé wul lu ñu gis Covid bi ban cër lay attaqué ban cër lay rey du poumon yi donc suñ ko xoolee noonu rek moom loolu moo ma tiitaloon parce que xamoon naa ne bu fekkee lii dina ñëw te ñun ñii nga xam ne ñun ñooy nit xanaa ku jàng ba egg ci moom fi mu jàng ñun xamuñu loolu jafe-jafe dina am jafe-jafe boobu moo xew fi mu nekk nii parce que nit yi soo leen di wax lii la corona di def lii la mbas bi di def ñoom duñ la faale parce que gisuñu ko te kenn gisu ko itam. Professeur Adama Tidjani, il y a 2 ans de cela, am na plateau environnement bu ñu bokkoon sur des thèmes de l'environnement d'une manière générale am benn interpellation boo xam ne defoon nañ ko ci laaj la nan nga gisee phénomène yi nga xam ne moom la environnement bi jamono yooyu di doxee nga ne ci ni mu tëddee am na loo xamante ne plus jamais rien ne sera comme avant maanaam lépp rek dafa nar a jaxasoo et que ni alam bi tëddee ak glace bii di nekk di seey fële ca Antarctique affaire yi dafa nar a gën a doy waar ca jamono joojule xalaata guñ woon ne sax coronavirus dina ñëw bay agsi fii ci Sénégal ba ci indi yenn lorange yi nga xam ne constaté woon nañ ko ca jamono yooyu nee woon nga ne suñu préparé wulee suñu bopp sooke yi jafe-jafe yi dinañ ko subir bu baax a baax ana tey lan moo ci sa jàngat réellement.
bon suma impression mooy malheureusement lu ma waxoon ñu ngi koy commencé di ko gis mais dama ragal ne phénomène boobu dina gën a accélérer maanaam parce que tey jii boo seetee virus yi duñu doon nelaw au niveau de la glace boo jëlee tey Antarctique température bi yokku na yokkaay ba nga xam ne ça dépasse de 10 degrés température normale tey jii on a 8 milliards de tonnes de glace boo xam ne mu ngi seey alors que normalement 4 milliards nous war a am heure bi donc il faut ñu xalaat ne dina am ay virus yu bees yu ñëw te virus yu bees yu ñëw est-ce que si nit ki lay dal est-ce que si mala bi lay dal kooku kenn xamu ko ñu ngi jokkonteel ak corona bi ñëpp gis nañu ni lu muy def mu ngi muté ba fan ñu dem ak corona bi kooku xamuñu ko mais nag il faut que sénégalais yi ñu xam ne changement climatique lu am la gëmuñu ko man ñu def nañu benn enquête ak suñu étudiants yi demandé on a fait sur à peu près 2000 personnes laaj leen lan mooy problématique environnementale bu leen gën a amal solo changement climatique ça arrive en 5e position. tey ñu gis aussi li nga xamante ne mooy coronavirus depuis 2020 moo ngi téye àdduna bi changer suñuy comportement am ay impact yu doy waar mu mel ne ñu ñuy wax ay xeetu variant yu bëree bëri yëpp jaxasoo li ko waral saa su ne su demee noonu dañoo war a seeti ñi nga xam ne seen xel da cee màcc di ci gëstu ma interpellé le 40e cytologue au monde di docteur Celestino fële ca Suisse mu am lum ñu expliqué ci phénomène jàngoro yi am tey. tàngaay bu yéeg dina waral glace bi dina gën a seey ndox bi dina gën a yéeg climat buy infectieuse, la maladie sera beaucoup plus résistante. Professeur Tidjani mu mel ne kon tey ñun doomu aadama ni ñuy survivre takk ay masque war a vacciné wu tàngaay bi nar a gën a metti te ñoo ngi yëg effet yi xeetu doomu jàngoro yooyu tamit ñoom dañuy xool nan la ñuy mën a dundee pour àggale seen mission ndax ñoom seen mission mooy fexe rek ba doomu aadama bi feebar. waaw c'est-à-dire que mutant bi boo jëlee virus bi day adapté à son milieu ça c'est tout à fait naturel donc tey jii bu dajaak bu bëggee duggee fenn mu fekk bunt bi tëju dina dugg parlementaire bi loolu pour mu mun ko def il faut mu def ay mutation donc mutation yi c'est vrai que changement climatique réchauffement climatique pollution de l'air yooyu yëpp dina si contribuer mais aussi par exemple bu ñu jëlee mbas mi tey jii ñëpp gis nañ ni tey jii mutation bi mun na c'est à cause peut-être nit ñoo xam ne duñ jël vaccin bi
te loolu boo seetee nit ñi diñ si ragal mais virus mbas mi c'est comme grippe bi la le virus de la grippe chaque fois mu ngi muté loolu tax boo defee vaccin grippe tous les 6 mois da ngay demaat dem defi beneen vaccin et je pense virus bu ñuy jàkkoonteel te mbas mi ce sera la même chose mais loolu yëpp pour ñu xeex loolu yëpp il faut que luy pollution de l'air luy pollution de sol luy réchauffement climatique ñu jël ay matuwaay ba nga xam ne ah yooyu yëpp ban ñu dal mais loolu nag il faut mu am une politique générale de l'État. ndax ñun tey li ñuy doxalee suñu comportement dagg garab yi juste pour tabax ay kër wala def ay terrain yoo xam ne ay distraction moo ñu ci yóbbee ba nga xamante ne rabi àll yi ñoo ngi jógee ci àll bi di ñëw di ñu côtoyer changement climatique bi tàngaay bi toll na foo xam ne récemment fële ca Canada tàng na tàng boo xam ne am nañ 700 morts ci dernier chiffre yi nga xamante ne am nañ ko mu tàng ba nga xamante ne rabi àll yi daan nekk ci àll bi lu mel ne ay ours dañoo jóge ci àll bi ñëw ci biir kër yi di naan ci ndoxu piscine yi di ci sangu brèche lay doon sax ndax lu mel ni su amee faw ñu jël l'avis du citoyen comme ni ma ko waxee dem nañ seeti le président de l'association Janna di association buy militer uniquement pour l'environnement lépp lu ko war a mën a jëmale kanam ñoom loolu moo leen soxal ñuy représenter benn frange bu am solo ci sénégalais yi seq nañ waxtaan ak ki nga xam ne mooy Mouhamed Sakho ñu dem xool élément bi. catastrophe yi am fan yi c'est en quelque sorte dû aussi à l'effet de l'homme parce que tey jii nii on parle beaucoup d'environnement dafa nekk loo xam ni même Sénégal sax ñu ngi koy commencer di si intéressé wu parce que dañuy sentir effet yi Afrique c'est on va dire le continent qui émet le moins de gaz à effet de serre qui pollue le moins par rapport à l'industrialisation mais tey bu ñu jëlee catastrophe yi su lu si bëri Afrique lay nekk Somaliland amoon nañ fi sécheresse bu grave bu amoon 2017 tey jii inondation yi ñuy gis Afrique c'est catastrophique boo gisee Mozambique également bokk na si pays yi nga xamante ni ñoom am lu bëri si effet des changements climatiques ak catastrophe yi. donc fonte des glaces bi ñuy wax noonu loolu sax sori nañu parce que bu ñu nee coronavirus ak environnement ñun li ñu gën a jege parce que dama jàpp ni bu ñuy xeex dara wala ñu siy gëstu dañuy xool li ñu gën jege mooy gën yomb si ñun donc bu ñu nee coronavirus ak environnement dañu xool si wàllu déforestation. parce que suñu déforestation premier enjeu bi mooy garab xam nga wala dafa ni garab mooy garab bi faj lu si bëri si médicaments yi ñuy am si garab yi la jóge léegi nag bu ñu amee Sénégal plus de 40 000 hectares chaque an yoo xam ne dañ koy dagg si zone Casamance bi ak Gambie loolu daf ñuy xañ suñuy garab ñu war a fajoo su dul loolu aussi animaux yi nga xamante ni daan ñu yoon dëkk ak doomu aadama yi dañuy mujj bu ñu daggee seen dëkkuwaay dañuy mujj jaxasoog nit yi bu ñu gisee coronavirus bii di xew Asie loolu la woon si ay animaux la jóge transformé yu dem ba dugg si yaramu doomu aadama ak beneen aussi aspect bi nga xamante ni mooy pollution bi parce que xam nañ ni garab dafay absorber gaz carbonique mooy noyyi bu bon bi boo daggee garab yi nag si ngay gis taux de pollution yu extraordinaire yi ñu am Sénégal am na benn organisme mondial bu ñëwoon sax Sénégal bokk na si Dakar notamment bokk na si ville yi gën pollué si monde bi te xam nañ ni coronavirus loolu da ko bëgg mooy boo mënul noyyi boo amee problème asthme moom da si ñëw dugg ci gën na sonal donc sàmm environnement bi sàmm garab yi planter garab lu am solo la si ñun li may woote rek mooy population bi yëpp jàppee ko seen yëf mooy boo yàqee sa environnement daanaka sa bopp nga yàq parce que ñun ñooy feebar ñun ñooy noyyi air bi pollution plastique bi sax loo xam ne sax génn na si wàllu corona bi pollution plastique bi bu ko mala yi lekkee ñu dem lekk mala yi dañ koy retrouver suñu yaram mi mu ñu indi yeneen problème donc loolu yëpp il faut que ñu jàppee ni suñu dëkkuwaay ñun ñoo ko war a sàmm pour suñu bien-être la donc li ñu doon wax rek mooy xale yi aussi di leen jàngal parce que xale bu màggee ak yenn valeurs yi day dem ba su nekkee mag da koy bëgg dina si xeex. comme ni ko Mouhamed waxee suñu yàqee suñu alam gi suñu bopp la ñu yàq professeur Tidjani mu mel ne Mouhamed posé na le problème du comportement du citoyen du monde laa koy tuddee ndax soo gisee virus bi di corona bi moo ngi jóge dëkk bu ñuy wax Chine ñu jàpp ne benn rabi àll moom la ñu jël jëfandikoo ndawalam ba noonu le virus bi duggee ci ñun tey sax am na ñuy wax bay wax di wax ne virus boobu pour dindi ko problème lay doon on parle même
du variant sénégalais lan moo si sa gis-gis. en fait fu nga ko jëlee dafa sore sax boo seetee tey boo jëlee kër gaa ngi amee ay poulailler seen biir kër gaa ngi am ay xar élevage xar léegi lu mën a ragal mooy ni virus bi mun na jógee si xar bi wala si ginaar bi dem si nit ki te bu boobaa pour ñu jëlee ko fa day metti donc yooyu yëpp ñu ngi koy seetaan alors que avant sañoo woon temps nu ngi koy waxee temps tubaab bi sañoo woon am poulailler si biir kër loolu yëpp mais si reportage waa ji lu mu wax mooy changement de comportement Antoine Fane wax na ko sax tant que changé wuñu comportement duñu dem ma joxe exemple simple tey jii ñu ngi tabax le BRT mooy bus bu nga xam ne c'est un bus électrique est-ce que tey sénégalais bi dina nangu gaare otom bu rafet di dugg ci bus bi pour dem liggéey loolu ne woy la transformation socio-écologique est-ce que tey sénégalais da nga gis 4 sénégalais dem ñuy liggéeyandoo ci même barab ba ku nekk am otom mënoon boole dugg ci benn oto dem liggéey duñ ko def donc loolu yëpp mu ngi nii dab mais changer wuñu comportement et tant que changer wuñu comportement du sotti man en tout cas mag yi amatuma ci yaakaar parce que mag bu dëngee pour jubanti ko day metti man lu ma yaakaar tey jii mooy xale yi dugal leen seen bopp de bon comportement xale yi màgg ak loolu nga xam ne waruñu sànni kayit ci biir ci mbedd bi waruñu def lii waruñu def lële foofu laa gën a am yaakaar loo tax tey jii suma action yëpp si foofu laa koy def. Antoine nan nga jàngatee le comportement même du citoyen. gis nga doomu aadama soo buggee def dara pour moom da nga koy def ak moom mais doo ñëw ne ko lii ngay def lépp looy def pour doomu aadama da nga ko ci boole parce que suñu borom sax bu lay sant dara dafay am nu mu koy jëlee donc fi ñu laccaxee mooy d'abord kiñ koy defaral est-ce que boole woon nañ ko ci est-ce que waxtaan nañu ak moom pour won ko lënd yi tilim yi nga xam ne moo nekk ci ni muy dunde parce que nit du mala nit dafa am xel mais xel boobu dafa laaj nga yee ko boo ko yeewul nag soo buggee ñëw def ak moom da ngay sonal sa bopp rek parce que du tax moom mu changer donc loolu la ñuy wax il faut que nga liggéey ci changement de comportement nit yi il faut que nga sensibiliser dinañ ci ñëw la politique environnementale au Sénégal question bu soxal émission alam bi la mënuñoo tëj émission bi mënuñoo pare thème bu toll nii te waxtaane wuñu li nga xamante ne le GIEC maanaam groupe intergouvernemental d'experts en évolution climatique génn nañ ko le 9 août dernier muy rapport boo xam ne tiital na képp kuy scientifique ci rapport boobule dañ ne fileeg 2030 planète Terre bi maanaam alam gi àdduna gi dina jóge ci 1,5 degré jëm ci 2 degré mais damay wax ne rek lu doy waar la Antoine. waaw lu doy waar la parce que boo waxee 2 degré xëj na ku xamul daf lay wax ne loolu du dara mais ci téere bi nga xam ne xaatim nañ ko ci Paris en 2015 ñëpp liñ doon wax mooy nañu fexe ba bu ñu passé 1 degré 1,5 dégg nga donc 2 degrés yi loolu mooy musiba te ñi ko génne ay ñu xarañ lañu li ma ci jàngat dama ko tënk ci fukki poñ mënu ma wax fukki poñ yi yëpp mais am na ci ñaar yoo xam ne man biir na ma ne loolu moo am mooy ñoom ci li ñu gëstu tàngaay moom du wàcc dafa yokk ñaareel bi mooy li ñuy wax événement extrême maanaam ay yëf yuy bettaate doo xam sa fan la jóge mun na nekk ndox bu bari mun na nekk ngelaw mun na nekk tremblement de terre mun na nekk glace buy daanu mais ni mu koy defee dafay ëpp dayo loolu moom nee nañu dafay yokku te dafay gën di tar. mu orienté ma ci benn question par rapport au rapport ndax kon fileeg 2030 ak ni àdduna bi tëddee dañoo nar a fekk ay virus yu gën a graaw ay xeetu jàngoro yoo xamante ne ñoom aussi
dinañ jéem a adapté wu ci li nga xam ne mooy climat bu doy waar bi le. waaw man je pense pas man am naa ne yaakaar ne ak tàngoor buy ñëw buy gën a tar pandémie dina wàññeeku Sénégal parce que ñun suma expérience de bu ñu def mbas bi bu mu ñëwee doon tabax benn bunt bu nga xam ne defoon nañ si ay lampes yoo nga xam ne tàngoor bi bu jàppee virus bi boo su duggee boo toogee 5 minutes 10 minutes rek mu rey virus bi je pense que loolu amul. Maintenant cette question par rapport au point de non-retour je pense que egg nañ fa parce que nu ñu waxante dëgg réchauffement climatique bi pays développés yi est-ce que ñu ngi siy farlu maa ngi lay jox exemple tey Chine muy commencé développer il a relancé son plan de centrale au charbon alors que ñëpp xam na ne tey jii muy kii mais c'est-à-dire que aussi il faut que nit ñi quand même fasse preuve de responsabilité daan yi ñu ngi koy def si pays sous-développés yi bu leen def lii bu leen tabax centrale au charbon wante ñoom seen wàllu bopp defuñu loolu man je pense que aujourd'hui par rapport au réchauffement climatique suma baat mooy benn orchestre buy tëgg ku nekk da ngay jouer sa partition boo jouer sa partition bu baax musique bi dina neex boo jouer wul partition bu boo defee lu la neex musique bi mënul neex. ku nekk def lu ko neex te su boobaa su ku nekk defee lu ko neex alam bi dina tontu moom tamit lu ko neex te jamono ji ñoo ngi gis bu baax tontu bi nga xam ne moo ngi koy tontu ci ñun rek jëf yi nga xam ne moom lañ daan teg ci kawam. Donc muy interpeller ce qu'on appelle la responsabilité individuelle ci ku nekk Antoine mu doon plaisir bu mag a mag ñu am la ci plateau alam bi docteur Tidjani ce fut un plaisir aussi am la ci plateau bi l'opportunité de s'unir pour faire de l'environnement l'affaire de tous comme ça su ne ni ma koy waxee avec Yacine l'environnement devient l'affaire de tous rendez-vous est donné pour un autre numéro toujours dans Alam bi 100% environnement la ñuy waxtaanee su neexee kii maye au revoir.